jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës te ñu namm ko jukki daañ dem foofee nga xam ne moom moo di ca Ndar géej nag ñaar ci ay nappkat yoo xamante ni daal nañ leen di teg ay mandat de dépôt seen i ay ñoñ nag di sàkku ngi rek ñu daal di bàyyi leen yéen a ngi fàttaliku rek jàmmaarloo yi nga xam ne amoon na fa ci ñeenti fan ci weeru février atum 2020 yi nga xam ne rek amoon na fa daañu wax itam ci beneen ab ndaje boo xamante ni soxal na way takk der yi ak jëwriñ ji nga xam ne rek moom lañ dénk wàlla alam gi lu mu bëgg moom moo di ñu daal di jëmmal ab loi boo xamante ni dina mën a tax ñu daal di moyu yenn ci ay produits plastiques yoo xamante ni rek ñu ngi koy sànni daañ ci teewlu ki nga xam ne moom moo di Abdou Karim Sall daañu dem itam foofee nga xam ne moom moo di ca Bamako wax ndaje bi nga xam ne rek ma ngi fay am ñeel jëwriñ dénk wàllu wérgu yaram te ñu bootu ci ginnaaw CEDEAO li ñu xamle moom moo di li waral boobu leen daje bokk na ci rek daal di fexe nan la ñuy mën a moyoo feebar bii di coronavirus ni ki tey ji mbokk yi di bés bi nga xam ne moom lañ jagleel wàllu bëggante yee mook fukki fan ak ñeent ci weeru février ñu daal di koy dippee Saint-Valentin bés bi leen nag bokk na ci rek ab bés boo xamante ni ñi bëggante daañ ci waxante lu baax waaye itam daal di joxante ay cadeau mbokk yi li leen di ponk yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu daal di faram fàcce. salaamaaleykum mbokki safo télévision Futurs Médias ni ñu leen junjee woon xibaar yi ca bopp ba noonu la ñu koy dooree ca Ndar géej nag ñaar ci ay nappkat yoo xamante ni jàll nañ leen di teg loxo ba tax seen i ay ñoñ di sàkku rek ñu daal di leen di bàyyi ñu noyyi ngelaw lu féex waaye itam daal di dellu fa nga xam ne rek moom moo di seen i kër yéen a ngi fàttaliku jàmmaarloo yi nga xam ne amoon na fa ci ñeenti fan ci weeru février bi ñu génn tamu doxoon ci diggante way nappkat yi ak ci yenn ci ay takk der ba tax rek ay yàqu yu bari amoon foofee nga xam ne moom moo di ca Ndar géej mbokk yi dañuy wax ci leneen mu soxal wàllu guerre nag jëwriñ di nga xam ne moom moo bootu ci wàllu forum civil nag di sàkku rek ñu daal di mooy wàllu wu ni mel amaloon na ab ndaje foofee nga xam ne moom moo di ca Njàmbur moom rek ki nga xam ne moom moo di Birahim Seck tey coordonnateur bi nag di ñaax askan wi bu baax a baax ñeel wàllu woowee dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Thierno Fall. te mu war a mën a interpeller képp koo xam ne da nga nekk doomu Sénégal te mu nekk képp koo xam ne da nga nekk doomu Louga mooy fexe ba nga xam ne lii di xeex guerre xeex corruption ñu taxaw ci am ci pas-pas bu mat ndax bu xeex guerre buñ ko xeexul maanaam lépp loo xam ne soxla la ci wàllu paj ci wàllu éducation ci wàllu infrastructure ci wàllu tëli dina sooxe ngir rek gën a ñaax autorités yi gën a ñaax askan wi ñu xam ne guerre lu bon la guerre luy nasaxal économie la luy nasaxal jikko la donc xeex ko dafay nekk loo xam ne lu war la donc di inviter encore une fois population Louga ak yeneen population sénégalais yi ñu taxaw di yee di yar seen doom yi ci bon bi nga xam ne guerre am na ko ci wàllu économie ak ci wàllu jikko. bu ñu jugee ci wàllu guerre dañuy wax ci leneen lu ñeel loi bi nga xam ne moom lañ dippee loi 2020 04 bu 08 bu weeru février atum 2020 te mu ñeel nag lépp loo xamante ni dafa soxal wàllu alam gi fii ci réew bu Sénégal rawatina li nga xam ne rek moom moo di produit plastique yi nag jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu alam gi nag amaloon na ab ndaje ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di gouverneur yi dañ koy teewlu ci micro Salif Sow. xam ngeen ni gouverneurs yi ñoom ñooy représenté président de la république ci région yi ñoom ñooy représenté gouvernement bi. force de défense et de sécurité yi ñoom ñoo am war a am taxawaay pour faire appliquer li nga xam ne moom mooy les lois et les règlements donc loolu waral ñu dajale ñoom ñëpp ñu bokk ci même langue ñu bokk ci même côté. ak ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy ministère de l'environnement et du développement durable pour ñu mun a waxtaan mooy harmoniser sunu plan d'action duñ ko appliquer Dakar rek
appliquer ko Thiès rek appliquer ko ci yenn régions yi bàyyi yeneen régions yi application bi dafa war a concerner région Sénégal yëpp parce que xeex bi ñuy xeex dañ bëgg xeex plastique jógee ci Sénégal comme ni ko santaane le président de la République. bu dee fabricants yi nee nañu ñoom à partir de bu loi bi nekkee en vigueur dootuñu tabax dootuñu fabriquer li nga xam ne mooy xeetu plastique yi nga xam ne loi bi joxoñ na ko mu nekk loi bu ñu interdire loolu dañ koy rafetlu dañ koy vraiment applaudir mu des nag ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu mbokk importateurs yi ñoom tamit ñu ñaax leen parce que dinañu waxtaan ak ñëpp waxtaan ak commerçant yi prévoir nañu waxtaan ak commerçant yëpp pour que ñoom tamit ñu xam ne loi bi il faut que ñun ñëpp ñu jàpp si. bu ñu jugee ci boobu lay loi nag dañuy dem foofee nga xam ne moom moo di ca Mboro nekk ca département bu Tivaouane mu mel lu mat ñetti weer mi ngi nii askan wa fa yeewoo amuñu li nga xam ne rek moom moo di ndox li waral lu ni mel nag bokk na ci forage ba leen doon jébbal lu ni mel nag mënatul fexe noo xamante ni rek askan wi dina jotee ci woowule ndox loolee waral itam ñu daal di fësal seen ak mer dañuy teelu reportage bi nga xam ne Cheikh Anta Diop Selatiir defal nañu ko. mbooloo mi takk woon lool fii ci Mboro doxam ñaxtu bi nag ñu dooree ko ci quartier bi ñuy wax ngay 2 jaar ci mbedd yi jubali ci mairie bi ñi ci bëri rango ay morsoy xonq yëkkati seen kàddu doon mittalu ñàkkam ndox mi nga xamante ne am na ci Mboro góor mag ndaw ki jigéen ñoom ñëpp rango ay morsoy xonq di wax ne ñetti weere ngi nii de du benn ndox bu am Mboro forage bi dafa paan li nga xamante ne depuis ay année 60 moo ñëwaat Mboro ci ay teen la ñuy rootee di suba ba guddi te jigéen ñi ñoo ci gën a sonn ñetti weere ngi nii amuñu ndox amuñu courant bu courant coupé ndox mi dem loolu xaw ma fuñ ko waa ak waa teg dem forage dafa paan ñu coupure d'électricité fay ñu courant ñu coupé leen. daanaka dox nañu lu toll ci benn kilomètre jubali maire Mboro maire bi di Moussa Ndiaye jóge ci biirum wàcc doon feelu ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon doxam ñaxtu bi. population yi ñii dëkk bi gën nañ depuis 3 mois tooguñu 1 mois boo xam ne ñu marché ñu ndax problème ndox ñëpp xam nañu ndox mooy dund kon autorité étatique yi depuis 2 semaines ñu ngi waxtaan ak ñoom pas plus tard que avant-hier OFOR envoyé na fi délégation waxtaan nañu ñu ngi leen di déglu mais population bi ak ñun daal doyal nañ ci Aquatec. nekkoon ab doxum ñaxtu boo xamante ne nag kilifa yi ñoom ñoo leen joxoon ndigal li ba tax na gendarmerie bu Mboro indi ay éléments yu takku ñu ànd ak ñoom di leen gunge ngir wattu seen kaaraange. ñeneen ñoo xamante ni lu ni mel la ñuy joytu ba tey di askan wa nga xam ne moom moo nekk ca Saare Njàmbulu nag li ñu xamle moom moo di ndox mu cet nag amul ca boobule diwaan li nga xam ne moom moo di wàllu kër docteur ba ci sax courant bi nga xam ne rek war nañ ko mën a jëfandikoo ci yenn ci seen ay activité ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diallo moo ñu defal ab jàngat. goxu Saare Jàmbulu ñooy réclamer ay programme yu mel ni PUDC ak UPIMA fàttali ne ca gox boobee la ñu reyoon ca fan yi weesu benn jigéen te ñu daggoon bopp bi yooye askan nee nañu seeni gox amul benn yoon bu baax bi fa jaar courant kenn xalaatu ko fa naka noonu it ci wàllu ndox mu sell benn branchement forage jaarul ca seeni boobee gox ngir indi astut karange ca yoon bi ñuy gën a jaar maanaam yoon bi jóge Saare Yoba jëm ca Saare Yoro Jaawo sutu yile askan ñoo daal di gën a yaatal mbedd moomu. tey ñu ngi nekk fii pour defar yoon bi parce que yoon bi dafa emprunté ci pendant hivernage bi voilà donc looloo tax ñu nekk fii tey ñu nekk fii pour ñu défricher ko quoi pour ñu setat ko quoi. Saare Jaawo Saare Kunja Saare Kucca Saare Law Sinthiang Yoba ak Sama Jumbembe Guinée bi yëpp daanaka fii lañu. bu nawetee dem ak dikk ca gox bi dafay gën a jafe. parce que fii nawet bi kenn mënu ko emprunter te au-delà de ça aussi bu ñu nekkee par exemple bu ñu amee ay nit yu feebar pour ñu évacuer leen fii c'est dafa am problème jafe-jafe yi dañoo bari moom wax dëgg yàlla. yoon bi mooy suñu yoonu CEDEAO bi yoon bee dugg fii ba biir Guinée Bissau te yoon bi képp ku jóge Guinée Bissau yaa xam dangay jëndi nag yaa xam looy indi si suñu luuma bi Saare ba mais ci yoon bi nga koy jaaree parce que ñun yoon bi moo ñu won ne ñun duñu sénégalais parce que noonu laa ko mën a waxee parce que ñun daanaka nekkuñu Guinée Bissau nekkuñu Sénégal parce que suñu gouvernement bi moo ñu téye noonu ñun daal kenn considéré wu ñu ne ñun ay sénégalais lañu suñu secteur bi vraiment
daal affaire bi dafa métti Diallo dafa métti ci xol. ngir seen ñàkkum ay yoon yu baax moo waral ñuy sàkku ñu sampal leen fa ab poste de santé. waaw ginnaaw yoon bi moom dañoo waroon am fi poste de santé dañu waroon am fi électricité dañu waroon am fi ndox comme forage mais yooyu yëpp amu fi wax dëgg yàlla. askan yu ci ñaari booru frontière bi maanaam waa Sénégal ak waa Guinée Bissau ca yoon bi la ñuy jaar pour jëm ca Lumo Sareyoba même takk der yi yoon bi mooy seen yoon bi ñuy gën a jaar ngir indi karange ca gox ba. ñeneen ñoo xamante ni rek dañuy ñaxtu dañuy dikkaat ci diwaan bu Ndakaaru di syndicat bi nga xam ne moom moo yëngu ci wàllu pétrole ak itam gaz li mu xamle moom moo di ku moywul ay jafe-jafe dina am ci boobule secteur bokk na ci la waral li ni mel moom moo di bor bi nga xam ne rek état bu Sénégal ameel na leen ko tam toll ci rek 200 milliards ci suñu ay koppar ñooñu Cheikh Diop yi nag di sàkku ak ndimbal ci wowule wàll Mata Touré ak Modou Diop. lu toll ci 200 milliards le gouvernement du Sénégal daati amel entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum pétrole ak gaz loole nag daati indi ay jafe-jafe yu bëri ci secteur bi lee secteur u pétrole 200 milliards de dettes la am na ay sociétés yu nga xam ne ay sénégalais yu ñoo ko moom muy ay sociétés yu ndaw PME ak ay PMI yu nga xam ne tey jii ci péréquation transport bi nga xam ne am nañ cumulu ñaari at yu nga xam ne remboursé wuñu ko transporteur yooyu ak société sénégalaise pétrole yooyu ak gaz bi. lu jëm nag ci wàllum secteur transport hydrocarbures waaye tamit activité raffinage yu SAR ñoom nag daati nekk ci ay jafe-jafe yu bëri ñi nga xam ne nag ñoo ci liggéeykat yi di rek yëglu bu baax. depuis ay at a ngi nii dafa am. lu ñuy dund loo xamante ni njàqare la si ñun te it tiital nañu mooy saa ñu dawee ba jëmi ba benn jamono bi rek dañuy gis ni raffinerie bi day arrêté te arrêté bi lu koy indi lu ci ëpp mooy manque brut mooy pétrole bi nga xamante ni moom la ñuy importé raffiné ko pour mën ci génne lu demee ni essence gasoil fuel bi ñuy jox Senelec ak butane ak yëpp yooyu yëpp ci lay génnee. ca beneen wàll ba ñoom liggéeykat yi le di ñaan xoxotal bi nga xam ni rek moom la yenn chef d'entreprise yi di xoxotal ñi nga xam ni ñoo fay liggéeyee mu dakk ci ni mu gën a gaawee. ci biir secteur boobu transport hydrocarbure Kër Ahmed Juma Gazal transporteur la mais la fa xew jaaduwul te mënatuñ ko nangu ay délégués yu ñuy dàq di leen gën a xatal di dugg ci liggéeykat yi pour ñu bàyyi syndicat loolu mënuñu ko nangu te autorité yëg nañ ko. ci ayu bés bi ñu dëkkmal ñoom syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal daati nam rek amal li nga xam ni moo di seen assemblée générale ci boobee assemblée sax ñoom dinañ ci waxtaanee ana rek ban date la ñuy tënk ngir rek secteur bu pétrole bi daati dem grève. Fatima Touré cant ak ngërëm ñaan na la dañuy wax ci leneen mbokk yi lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal jafe-jafe yi nga xam ne rek université publique yi nag ñu ngi koy jànkonteel fii ci réew mi li leen nekk ab thème boo xamante ni rek convention des jeunes reporters nag daal na koy jukki niki tey ji ngir wax rek ci lu soxal wàllu woowee am ndaje boo xamante ni amaloon nañ ko ci suba ngir wax ci wàllu woowee Pape Farañig. jeune reporter ak universitaires yi daal di toog jàkkaarloo di waxtaan nag ci jafe-jafe yi ñemmeeku ci université yi nekk fii ci Sénégal ñu jàpp ne nag mbir mi doy na waar waa convention des jeunes reporters nañu bëgg càmbar njàng mu kaw gi mu mun ci indi ay saafara. mooy waxtaanee li nga xamante ne mooy xew ci daara yu kawe yi am ay réponses enseignants ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci classe yi naam sax dégg ngeen ni gouvernement bi ak dogal bi mu jël ci début d'année bi maanaam orienté ñi nga xamante ne ñoo di nouveau bachelier yëpp ci université est-ce que tey université yi am nañ capacité accueillir li nga xamante ne moo di nouveau bachelier yooyu noonu est-ce que enseignants yi ñu ngi ci condition yi mu waree pour xool pour def njàng meeg njàngale bi ca na mu waree. étudiants yu bëri lool ñàkk fu ñu leen dugal ba mun leen jàngale naka noonu ay professeurs yu leen jàngal loolu moo gën a nekk jafe-jafe yu fës ci njàng mu kawe gi. d'accord nañu ñun pour que université effectivement ñu orienté ji bachelier yi mais am na
ay maanaam ay njumtuwaay yoo xam ne war nañ ko teg ci war nañu ko indi pour dimbale ko université pour que loolu ñu leen sas ñu mën ko doxal ni ñu ko bëgg doxale njàngalekat yu doyul loolu moo am université El Hadji Ibrahima Niass bu Sine Saloum boo demee ministre ñoom maanaam recteur bi joxe na date pour que ni enseignement yi dafa war a commencer le 17 mais ñun xam nañu bu baax ni le 17 mënu am njàngale parce que conditions yi réunirul. waa CGRS ak waa SAES ñoom nee nañ mbir mi gën naa doy waar te moo tax nag war nañ ci indi ay saafara balaa mu ëpp loxo. njàng bi soo jëlee ci suuf ba ci daara yu kawe yi dafa am problème su ñu waxee ordre pédagogique nag moom mooy est-ce que tey njàng bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci daara yi est-ce que méngóo naag li nga xamante ne suñu askan ak suñu dëkk loolu la soxla pour mën a développer wu. tey ci biir université am na ay jafe-jafe ndax d'abord université dañu nekkoon ci ay jafe-jafe ñu mag. ñuy jéem a xool nan la ñu génne ci jafe-jafe yooyu ren ñu indilaat ñu ci yokkalaat ñu ci ay jafe-jafe. ñoom nag daal di sëgg ci jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci université yi fii ci réew mi bu ko defee ñu mën a génn ay xalaat yoo xam ne buñ ci sukkandikoo mbir yi bu dañut dina wàññ. ñu soobu ci lu ñeel langu ko politique bi fii ci réew bu Sénégal saa su nekk mu mel ni rek daal di delloo Karim Meïssa Wade ak itam ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall seen àq ak seen yelleef nag doon na loo xamante ni day ñëw saa su nekk ci li nga xam ne moom moo di dialogue politique bi ñenn ci ñoo xamante ni séq nañ ko nag daan ci àddu moo xam ñu féetee ci kujje gi ba ci sax li nga xam ne moom moo di ci nguur gi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di non aligné yi nag suñu ndaw Alassane Ba ak Mohamed Saoudien daje woon nañ ak ñoom. ku jigi bëgg na ñu waxtaan bu politique bi mu di poñ bi nga xamante ni sax mu ngi tënku ci plateforme bu FNR. Front national de résistance ñu yàgg wax ci biir opposition bi kii di Karim Wade di Khalifa Ababacar Sall war nañu recouvrer seen ay droits civils ak politiques dañu yàgg wax ni aussi kenn warul utiliser justice bi pour écarter ay adversaires politiques donc loolu la ñu waxaat fii wax ni tamit loolu war nañ ko waxtaanee ndaxte doon na li nga xam ni mën na bokk ci li apaiser. pôle majorité ak pôle non aligné itam ku ci nekk am na ci gis-gisam wuute gi ci approche yi la am. waruñoo bu ñuy waxtaanee bëgg a jëm ci li nga xam ne ñun moom la ñuy xalaat mooy teg benn sàrt boo xam ne dafa war a gën a organiser ni nga xam ne moom la action politique bi di demee wala action citoyenne bi demee dañoo war a moytu di individualiser mbir yi maanaam di tànn lu ñuy wax ku ñuy waxal ak ku ñu dul waxal parce que d'abord yenn kaay ñu ngi ci kanamu yoon yeneen yi yoon àtte na ko ba pare donc dañu war a d'abord respecter suñuy institution. moo tax ñu jàpp ne bu ñuy waxtaan soxlawul sax ñuy tudd ay tur ndax comme du nit la ñuy amnistier bu ñuy waxtaan nañu xool naka la ñu mën a def ba jàmm ak déggoo am ci diggante ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci politique bi jàmm ak déggoo am ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew muy béykat muy sàmmkat muy keneen ku mën a doon ba li nga xam ne moom la ñu bëgg a régler yëpp ñu mën koo régler te ci loolu kon mbiru Karim Wade ak mbiru Khalifa Sall day duggaale ci biir te xëy na du ñu joxe impression du ñu joxe nit ñi duñ ñu gis comme ñoo xam ne dañoo ñëw fii ngir régler ay problème mu nit. pour Benoît Sambou poñ yi bu ñu koy waxtaanee nañ ko waxtaanee de façon neutre waxtaan yaa ngi wéy te question boobu dañ ci échanger muy gis-gisu Déthié Fall te bu fekkente ni itam pàcc yëpp déggoo nañu ay recommandations dañ ko amal mu jëm ci wàllu woowu. ay recommandations yu fortes yi nga xam ne tey jii nii dina jëm ci direction boobu. Alassane Ba bu ñu langu ko politique bi ba noppi dañuy wax ci leneen lu soxal wàllu wér-gu-yaram ci subaak léegi ca Bamako jëriñ dénk nag wàllu wér-gu-yaram te ñu rek bootu ci ginnaaw CEDEAO nag ñu ngi amal ay waxtaan ngir fexe noo xamante ni daañu moyu tawat bi di coronavirus nag te mu feeñ ca réew bu Chine lépp loo xamante ni rek tukkee na ca boobule ndaje daañ ci ñëwaat si suñu yeneen jotaayu xibaar. dañuy desandi ba tey ci boobule feebar mu mel ni rek ki fi nekkoon njiit bu réew di rek maître Abdoulaye Wade daal dinay addu ci wàll wi te itam di solal rek mbubbu avocat ci rek fukk ak ñett yu étudiants yi nga xam ne nag jamono yi ñu ngi ci réew bu Chine naka noonu itam muy sàkku rek ñu indiwaat leen ci réew bu Sénégal Ibrahima Kane ci tënk.
Maître Abdoulaye Wade enfile sa robe noire pour la cause des étudiants sénégalais de Wuhan. Au moment où l'État se déclare pas en mesure de rapatrier ses fils faute de moyens, l'ancien locataire du palais estime que le rapatriement doit se faire immédiatement. Pour ce faire, le pape du Sopi demande aux autorités de la sous-région de mutualiser leurs efforts en vue d'organiser un rapatriement collectif des ressortissants d'Afrique de l'Ouest bloqués à Wuhan, épicentre du coronavirus. Pour Maître Abdoulaye Wade, il est hors de question de laisser plus longtemps ses étudiants, leurs parents et amis dans l'angoisse. Sur ce, il interpelle tous les pays africains sans exception, mais particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, le prédécesseur de Macky Sall se dit conscient du risque, raison pour laquelle il suggère que l'opération de rapatriement se fasse avec précaution pour ne pas exposer les Sénégalais au Maître Abdoulaye Wade mel ne ku sol mbubu avocat nag ngir taxawu étudiants sénégalais yi nekk ca Wuhan gannaaw bi nguur gi xamle ne amul ay moyens yu rapatrier doomam yooyu ki fi nekkoon njiitu réew mi jàpp ne ndongo yooyu ca Chine dañ leen war a indi ci nu mu gaawee ngir amal lu ni mel nag moom Maître Abdoulaye Wade di ñaan ci autorités yi nekk ci sous-région bi yépp ñu boole seen doole def seen kéem kattan ba organiser benn rapatriement collectif bépp doomu Afrique de l'Ouest bu nekk foofee ca Wuhan nga xam ne fa la coronavirus bi di lëmbee Maître Abdoulaye Wade nag li mu jàpp ne na waratuñu bàyyi benn yoon muy yàgg étudiants yi wala sax seeni njaboot wala seeni ay xarit ñu nekk ci njàqare ci loolu nag muy interpeller réewu Afrique yi yépp bàyyiwul ci kenn rawatina ñi nekk ci Afrique de l'Ouest moom Maître Abdoulaye Wade nag jàpp na ne lu ni mel am na ay risques yu ci nekk ba looloo waral mu xamle ne sax rapatriement bi dañ ko war a amal wante nag dañoo war a jël suñuy matuwaay ci loolu mu xamle ne nag li ñu war a def moom mooy envoyer benn équipe médicale boo xamante ne ay médecins yu Sénégal ñoom ñoo koy séq naka noonu itam seeni collègues yu Chine ci loolu nag ñu tànn ana ñan ñoo amul virus bi ñu indi leen ci nu mu gën a gaawee ngir nag aar bu baax a baax askanu Sénégal moom Maître Abdoulaye Wade ne ñi nga xam ne ñoom la ñu war a indi bu ñu ñëwee ñu ber leen ci réew boo xamante ne dafa tàng bu ñu sukkandikoo ci spécialiste yi virus bi ngir mu propagé wu fii ci Sénégal loolee day jafe lool ndaxte Sénégal dëkk bu tàng la. Ibrahima Kane cant ak ngërëm ñeel la mbokk yi ñu jégalu bu baax a baax ci kàllaamay tubaab yi ñu leen njëkk digtal ci boobule élément dañuy desandi sax nag ci feebar boobee sànq yéen a ngi dégg maa ngi ko doon wax ak yéen nag Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal jamono yi ma nga foofee nga xam ne moom moo di ca Bamako ngir fexe rek nan la ñuy moyoo bi la feebar nag di coronavirus tey wax na ci micro ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa RFM. waxtaan bi ci suba fii ci Bamako pour waxtaanee jàngoro ji xamante ne mooy coronavirus tey mu donc nekk loo xamante ne du mbiru état rek mais mbiru àdduna bi yëpp la xam nañ ne état bu nekk yaa ngi ciy góorgóorlu mais ñun au niveau CEDEAO fukki réew ak juróom yëpp ñun dañu daj nag donc déjà nañu xool ku nekk lan nga def ak lan moo manqué ak naka la ñuy jàppalante pour donc xeex bi gën a nekk donc xeex boo xamante ne xeex bu mucc ayib la ñu ngi liggéey yaakaar naa fekk ngoon danañu génne donc résolution yoo xamante ne ñun ñëpp dañ ci tënku pour que suñu population yi mën a mucc ci jàngoro jooju dañu gis ne donc tout sax mbiru Afrique mbiru àdduna bi yëpp la yaakaar naa ne Afrique ci àdduna bi la bokk duñu rek taxaw ne non non warul dugg Afrique c'est vrai warul dugg Afrique mais dañu war a bokk ci xeex boo xamante ne aussi xeexu àdduna la parce que Afrique donc benn soxla rek ci donc adduna bi bon donc solidarité boobu il faut que ñu am ko ci suñu approche mooy une solidarité au peuple chinois nekk donc loo xamante ne donc mooy suñu taxawaay ñun en Afrique donc c'est vrai que mbiru Afrique la ci xeex bi mais aussi xam nañ ne Afrique daf koy jël paaram ci xeex bi xamante ne adduna bi moom lay def contre le coronavirus pour que mu jóge fi loolu yaakaar naa ne moo doon jàmm ñëpp. mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr mbokk yi xam ngeen ne ni ki tey ji nag lañ jagleel bés bi nga xam ne mën nañ ko wax bésub mbëggal di Saint-Valentin te ñu koy rek féete ci àdduna wërngal këpp yemook ajjuma fukki fan ak ñeent ci weeru février bés la itam boo xamante ni ñi nga xam ne dañoo bëggante dañ ci wax ay kàddu yoo xamante ni kàddu yu rek yuy fësal seen ak mbëggeel la waaye itam di ci joxe ay cadeau yoo xamante ni rek dina gën a jëmmal seen ak mbëggeel
ci leneen mbokk yi muy rek ab joxoñu ko baaraamu tuuma bi nga xam ne ñu ngi koy joxoñ ab doomu réew bu France te mu nekkoon ca Dakar Sacré-Cœur jëwri ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu tàggat yaram fii ci réew bu Sénégal demoon na foofee ngir amal ab doxu nemmeeku waaye itam di leen massaw naka noonu itam muy sàkku ci ki nga xam ne rek moom moo di responsable bi mu gën a xippi ay gëttam ci yooyu leen ndaw Aminata Mbaare Sow Gerveyaaw. ginnaaw bi mbirum yàkkataan ay xale jubbe fële ca Dakar Sacré-Cœur ministre des sports daal dina fay dem ngir wone àndam ak tamit ñaawlu li fa xew. lii am na dañuy andi suñu solidarité gouvernement bi ci ñi nga xamante ñooy parents yi mais ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ay victimes présumées may bëgg nag journaliste ak ñun ñi ak ñëpp ñu suturaal ndaw ñooñu nga xamante ne ay mineurs lañu. loolee nag doon occasion ngir kii di responsable club boobule daal di yëkkati ay kaddu. fi ñu toll nii nag sunu yitte yëpp ñoo ngi ko fas yéene jëmale ci taxawu xale yi ak seen njaboot ci wàllu yoon ñi ngi feddali sunu taxawaay ngir lëkkaloo ak ñi ko yor ak ñi yor mbir mi pour mbir mi yëpp leer. Matar Ba di fàttali ne enquête bi ñu ngi koy wéyal waaye loolu teewul tamit ñu ngi woo ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci ay centre te ñu fay tàggat ay xale ñu gën a yokk vigilance. wóoluwante am na mais nag gën a surveiller baax na ci parce que lii bokkul ci li nga xam ne mooy développer sport moo tax dinañu bind bataaxal waaye dinañu doxantu ci yenn centre yi école de football yi pour waxtaan ak ñoom ci mbir yi pour ku nekk gën a xippi sa bët te xam ne kuy yàq xale waroo jege xale. enquête bi jëm ki ñuy tuumaal moo def ñaawteef yooyu lee dañ ko def ci ni mu waree dañu topp tamit centre yëpp yi nga xam ni jotoon na fa jaar. Aminata Mbaare Sow cant ak ngërëm ñeen la mbokk yi ci wàllu tàggat yaram la ñuy desandi ba tey wax ci li nga xam ne moom moo di national 1 bu jigéen ñi bu atum 2019 2020 nga xam ne rek daañu ko amal mu mel ni ki ñu jox bopp ci jigéen ñi ak itam ci góor ñi bokk na ci AS Ville bu Dakar ak itam AS Douane lu ci mënti am Cheikh Sadibou Diarra dikkaat na ci. ci week-end bi championnat basketball saison 2019-2020 bi dina door ci li ñu nemmeeku national 1 bu jigéen ñi dellu na ci ñaari poule naka bu góor ñi. ñu dellu ci waat ci 2 poules yi mën nañoo peut-être reculer par rapport ak ambition yi Sénégal am championnat bu professionnel ci góor comme ci jigéen mais boo xoolee mën ñu démarrer championnat bu commencé mois de février ñu bëgg ko pare juillet wala août di def poule unique donc non seulement dañuy tardé suñu xoolee. que terrain yi parfois lu disponible. championnat ñaari groupe yi doon na nag liy wàññi jongante joueurs yi. day dévaluer championnat bi parce que daaw amoon na niveau parce que boo ko joué 2 saisons 26 journées déjà joueurs yi dañuy nekk en compétition dañuy nekk en jambes dañuy mën a sax prétendre à des postes en équipe nationale à des places en équipe nationale donc su ñu ñëwee delluwaat ci 2 poules yi mën na am ñi nga xamante ni dañ doon am chance dem ci équipe U18 U16 U25 wala équipe senior yi bon duñ am visibilité boobu ñu leen doon war a gis. AS Douane ci góor ñi AS Ville de Dakar ci jigéen ñi ñoo nekk favori ci top 6 championnat yi. daaw Ville de Dakar moo gagné Coupe du Sénégal ak championnat donc naturellement moom mooy nekk favorite ren équipe yëpp moom la ñuy bëgg a gagné donc soo xoolee bi à part Ville de Dakar nga jël Dakar Université Club bi nga xamante ne ren renforcé wu na ci bëri am entraîneur bu bees boo xamante ni am na championnat muy El Hadj Diop am na Saint-Louis basket am na yeneen équipe yu topp seen ginnaaw ñu mel na ASFO mel na ISEC mel na Jaraaf ci góor ñi AS Douane la parce que AS Douane moo nekk 4 fois d'affilée muy gagné championnat bi def daaw doublé Coupe du Sénégal championnat wala jouer Basketball African League su jàllee AS Douane am na des équipes comme Duc ay Saint-Louis basket ay mel na Wakam nga xamante ni 3 ans 4 ans yi passé yëpp day nekk ci équipe yu jouer play-off. samedi bi la ñuy amal ubbite saison 2019-2020 basketball bu Sénégal Mbour Derklé ci jigéen ñi Duc US Rail ci góor ñi doon jongante yu gën a ràññeeku. mbokk yi ñu tàbbi ci weneen xët jagleel ko li nga xam ne rek moom la yéene kaay yi xëyee ni ki tey ji ci àjjuma ji ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf doomi Sénégal ya tak ca Wuhan Abdoulaye Wade mi ngi wax nu ñu leen mën a tàggante yëral xët mu njëkk Source A li mu bind moo di paa bi mi ngi jàngal compal Sall nu mu mën a def ba delloo si fukki étudiants Sénégal ak ñett yooyee tagatim bi ci Siin ci lu dul ànd ak benn danse nee na dañoo war a jëli fii ci réew mi ab équipe médicale yóbbu leen Wuhan bu ñu demee bu ànd ak médecin chinois ya foofee xool xale yi ku ñu gis ne amoo jàngoroy coronavirus yi ñu delloo si leen ci réew mi nu mu gën a gaawee ku ñu gis ne am nga ko nag ñu téye la foofee faj la traité la ba nga wér delloo si la ci Sénégal ndax waratuñoo bàyyi étudiants yi seeni waajur di nekk ci jaaxle gu ñu xamul kañ lay dakk lëkkute jeenañu Wàdd borom plan Orsec tegal na Macky Sall plan Orsec bi mu jàpp ne mooy tax ñu mën a delloo si étudiants yi sénégalais ya nekk ca Wuhan ga ca Chine nee na dañu leen war a rapatrier delloo si leen fii ci seenum réew di Sénégal nu mu gën a gaawee ndax kër guy tàkk toog di xalaat amu ciw yoon le teemu ñu neñu góor gi di Abdoulaye Wade mi ngi sàkk fukki étudiants yi Sénégal ak ñett ya tak ca Wuhan ñu delloo si leen fii ci réew mi nu mu gën a gaawee Les Échos dañu wax ne li Macky Sall wax ne moo tax mënuñoo rapatrier étudiants yi Sénégal ya des ca Chine wax joojee yeeyul Abdoulaye Wade góor gi jàpp na ne wax ji taxawul Sud Quotidien ne ko yamu ca da caa teg di dànkaafu Macky Sall di ko wax ne étudiants yi Sénégal yooyee bloqué ca Wuhan bu ñu leen seetaane bañ leen a jàppale lu leen dal rek na Macky Sall xam ne ci ndoddam lay gàlle La Tribune nañu Maître Wade tuxu na Wuhan nag li mu bëgg mooy fukki étudiants yi Sénégal ak ñett ya ca Wuhan mu gisaat leen fii ci réew mi te bu ñu leen di delloo si nag lépp lu duy matuwaay maanaam i précaution médicale nañu ko jël ba mu mat sëkk anki dina kay mel ne ku naan ñu lu ñu ciy def de war nañu cee gaaw ndax jàngoroy coronavirus bi mi ngi gën a doy waar ca Siin fii ci Sénégal coowal pétrole mi ngi fii xeeñ ba léegi la si ne kay xëye ko wax ñu ne secteur pétrole bi moo nekk ci ay ñol-ñol li ko ci dugal journal bi jukki ci ñett benn moo di la ñu nemmee ko ca SAR société africaine de raffinage bu tayee mu dox bu subaa mu taxaw ñaareel bi di bor bi nga xam ne état bu Sénégal ameel na ko secteur hydrocarbure bi ñetteel bi di directeur général bu Petrosen ak ni mu bëgg a yoree kër gi di jaay kilifteef ci kaw nit ñi ñaari nit yi président Macky Sall tànn ngir ñu doxal Petrosen di Manar Sall ak Joseph Médou ak moom Macky Sall mi leen tànn ñoo nekk ci xët mu njëkk L'Observateur ubbil journal bi pari risqué bu Macky Sall ca Petrosen la ci journal bi gis ne wóorul fi groupe pétrolier yi gën a mag la jee état bi man faa réussir li ñëppi laaj ndax dana réussir am déet moo di mairie bu Ndakaaru bi ñu bëgg a jox statut spécial Vox Populi nañu awagul yoon wa ne xalaat boobee ñi fara ci majorité bi bokk ak Macky Sall genn langue politique bokke wuñu ci gis-gis ñu ci mel ne Alioune Souane bu parti Modou Diagne Fada bi ak Ibrahima Sène bu PIT li ñu wax mooy xalaatub jël mairie bu Ndakaaru di ko jox statut spécial xalaat boobee nañu ko delloo fa ñu ko jëlee Barthélémy Dias jël kàddu gi ci Vox Populi di ñu wax ne bés bu ñu ko defee ñi ko def lu ñu ci góobee rek nañu ko gar ndax bu boobaa dafay ëpp Barthélémy Dias ne bu ñu bëggee mairie bu ñuy jox statut spécial nañu ko jox mairie bu Touba ndax moom rek moo matal critères yi tax ab mairie maanaam statut spécial ci Le Quotidien mu nañu fa statut spécial Touba ko soxla nañ ko jox leen ma sunu lamb ñu xooli fan la combat Modou Lo ak Ama Baldé bi toll yéenekaay bi nee nañu lamb joojee war a dox ci diggante roi des arènes Modou Lo ak sëll bu ndaw di Ama Baldé combat bi report weesagu ci ndax Luc Nicolaï mi ko tëgg mën nga ñu tënk ca kaso ba def na fa juróom fukki fan ak juróom-ñett négociation yi demul cëng dikkul mbay laar yéenekaay bi gis ne ak ci yi condition fan la Ama Baldé di jaar ba bëreek Modou Lo moom Modou xarañ Lo L'Observateur nee nañu frèram bii di Ndiaga Lo bu xarañul dëgg dana tëdd kaso ñetti at démb la ñu ko doon àtte ca tribunalum Dakar moom ak beneen waay bu tudd Daouda Diouf trafic de drogue la ñu leen di tuumal. jërëjëf Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la mbokk yéen itam naka noonu boobaak léegi ngeen toppoon ñu ci xibaar yi ci kàllaamay Kocc rédaction bi di leen jox dig daje bu 19h jotee daañ fi teewaat ngir digtal leen xibaar yi 20h itam daañ ko defaat ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wëy ak programme télévision Futur Média ñaanal leen jàmm te di ko sàkku ci yéen.